الحمد لله على الهاء مزب إبليس بلا انتهاء الحمد لله على الهاء مزب إبليس بلا انتهاء لله ذي الأرضين والسماء كل ولي قد جاد بالنماء بارك لي في الحركات والسكون رب الذي قد خادني كن فيكون ربيت في البيه وفي المجاهدة وهن حزب الله كل مساهدة. Tu vois vraiment que dafa njaboote woon ñëpp la preuve xoolal Aliou ak ay xaritam xoolal doom yu jigéen ñi ak ay xaritam ñu ngi gis ni ñuy def liggéey yi di wàccee chaise yi yëpp ay xaritu doomam lañu woon li tax ñu koy def ce n'est pas parce que ay xaritu doomam la mais ay papa la woon ci ñoom et vraiment nit ku yaatu la woon amul woon problème dara man depuis ce suba am na ay nit ñi may woowee fu ne pas plus tard que 5 am na ku ma woowee ba Espagne Julia la tudd espagnol bi mu ñëwee fii dafa nekk ak moom pendant 3 jours bi 3 jours yi jàll Julia ci boppam moo jël décision ne man Julia Balago laa tudd Thione mooy sama papa Thione mooy sama papa bàyyile boppam Thione ba sur page Instagram am loolu la ci def parce que ni mu meloon ak moom et ni mu meloon ak moom la meloon ak ñëpp pour être bref daal nit ku baax dem na nit ku jullite tamit dem na. rek ñoo ngi fii ci kër Thione Ballago Seck tey nag tiis bu rëy moo tàbbi wala moo dal ci askanu Sénégal waaye ci culture Sénégal ndax guy gu mag a mag daal dina rek daanu moo di Thione Ballago Seck def lu bari ci musique ak fu mu jaar ak histoire am kenn du ko natable. am ni Sénégal la àdduna ñu ngi njëkkee nag njaal di jaale Wally Seck mi nga xamante ni ku ne xam na nu mu mel ak ñun bëgg ñu di jël alalam di ko def si ñun kon tey ñun lii duñ ko yëgee war nañ bàyyi suñu lépp ñëw fajar nañ ñu yee téléphone nañu seen papa de moo wàññeeku doo gisee ni xamuñu sax luñ sol dañoo xëy rek daw ñëw nag tombeek fekk nit ñi fii fees dell yéen ñii tamit ngeen xam ne yéenay journaliste yi ku ne gis na leen yéen ñëpp ñëw wane seen cofeel wane li ngeen xam ne loolooy seen liggéey ñëw ngeen wane ko tubaarkàlla macha allah en tout cas daal lii métti na trop ñu ngi koy jooy. nakar bi ñu gis àdduna moo ko bokk waaye Sénégal moo ñàkk ndax ki ñu ñàkk icône la ci li nga xam ne rek mooy milieu bi ki ñu ñàkk icône la ci li nga xam ne rek mooy wàllum aar bi mu doon yëngu mi Papa Thione Ballago Seck ñu gis la ngay fréquenté kër gi nga bëgg nga wax ñu tuuti rek ci Papa Thione lan moo nekkoon ay jikkoom Papa Thione nan la leen daan wax yéen. waaw ndeysaan Papa Thione doon na nit koo xamante ni ndeysaan ku koy seet du ne Papa Thione nekk képp ku ñëw da ngay dugg gis ko jàkkaarloo moom diñ ko tax sax Sëriñ Tuubaa lool barke Seexul Xadim bëgg Sëriñ Tuubaa yaakaar ko doyloo ko lool ñoo ngi koy ñaanal fii mu jëm yàlla na ko Sëriñ Tuubaa teeru àjjana firdaws billaahi metti na trop ñoo ngi koy jaare nag waa Sénégal ñoo ngi koy jaale ñëpp metti na trop barke Seexul Xadim ñëpp ñu kafe ñoo ñaar ñëpp ñoo ñaar billaahi Sénégal ñëpp ñoo ñaar parce que sama yaay rek dafa bëgg Papa Thione ba soom rek lay déglu billaahi wala moom moo tax sax ñu xam Papa Thione day war mu décroché téléphone billaahi wallaahi wal kitaab tey jii ndonom nga ñu benn artiste nag fii c'est grand yi ñoom ñëpp a baax mais billaahi mel na moom ngay woo téléphone rek mu jël la ba ci ñun ndaw yi nii des fois dañuy woo sax ñuy bañ lu yaa ngi dégg may wax rek na ñëpp roy ci moom te saa su ne mooy li may wax man samay wax booy xoolee samay wax depuis 2009 ba léegi li laay wax na artistes yi booloo ndax am na ñoo xamante ni tey pour nga génn àdduna ñu ñëw sa dëj ba leen di diis ndax bu ñu ñëwee am na benn bët bu ñu leen di xoolee te loolu yàlla nañ ci yàlla musal mais Thione Seck doon na koo xamante ni ci ay woyam boo ko dégloo rek wax dëgg yàlla mel na ni jaale nga ko parce que da lay delloo ci yàlla te ki lay delloo ci yàlla daal amul morom comprendre nga tey jii jot nga liggéey rek moom am na lu ngeen nasoon la waaye yàlla mujjul nangu loolu antu mais tey ndonoom li nu ngeen ko fas yéene gàddoo yéen non man def naa 2 morceaux parce que ku nekk ñetti morceaux ngay def man def naa 2
bi ma defee 2 daf ma dese benn ci biir benn bi nag moom da koy fàtte sax des fois mais woo na ma ci diggante ba def loo ma clip bi génnagul te li ma ci gën a marqué muy maam ñi ci bokk ñëpp ñu ci bari ñooy ñëw maam pare pour clip mais man moom moo ma wool boppam ne ma xoole yëre yi nga bëgg sol billaahi wallaahi wal kitaabi kay mën naa ko seede. mu woo ma boole ma ak online Tidiane ne ma comme Wally dafa tukki demal ci Tidiane nga xool li nga bëgg sol imagine toi yëre artiste day xeexal na Sénégal fu ne yaa ngi dégg mu bàyyi fa ay jikko yoo xamante ni tey ku ci roy doo juum coon musul woo nit ne ko kaay sotle ma lépp lu ko metti moo koy fajal boppam muy nit koo xamante ni combattant la boo xamante ni day taxawal yàlla ci àdduna parce que lépp luy metti nit Thione Seck woy na ko pour dindi loolu lépp luy neex nit Thione Seck woy na ko pour nit ñi jëriñu ci kon yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana ñun daal ñun ñëpp ñu ngi koy jooy di ñaanal Wally yàlla na fi yàgg téwér moom it tànk yi mu jàpp ni na ko téye rek te xam ni billaay du moom kese ñàkk ñun ñëpp a ñàkk. relation ak moom moo war a tax bi nga ko yëgee nga dagg sa yitte ñëw këram. sama relation ak Thione ak bu Wally yëpp man pour man benn la parce que ku bañ ginaar bu lay nenam laal man dafa moom ay projet moom defar ak moom comprendre nga projet yi 3 morceaux la woon li ma ñëwee def naa 2 yi ak moom ba def ak moom benn clip bi génnagul Thione dem na nii bàyyi ma beneen bi mooy benn morceau ñu dese woon chaque jour heure bu ma woowee téléphone dina ma laaj ne ma ban morceau la moom moo may woo ne ma abo ban morceau nga defagum man ko def naa bii ak bii léegi ba léegi nii morceau ba mënuñoo fexe ba def ko yàlla na ko yàlla yërëm et puis xale yi mu jot a dimbali ci aar bi nii imagine toi tey Thione demam bi dina métti daal demam bi yàq na lu bari de billaay wallaay mais xam nga rek yàlla moom du def xam nga du def daal xam nga du def dara ngay contre mais billahi demam bii benn ci doomam ju baax yi nga xam ne yal na ko yàlla lafal cat sama sët boobu yal na gudd fan sët baayam nag Thione aw fan sët maamam Cheikh Seck aw fan Thione tey ngéwél gépp a ko jooy ngéwél ñàkk na bokkum ñëpp ngéwél ñàkk na ku bañ a dégg bul déglu Thione ndax la vérité est le verbe de Dieu donc disons la vérité mais tu dois ne porter préjudice tey ji daal ñu ko bàyyi mii jàkkaarloo presse bii di wax ak yéen ñàkk naa koo xam ne tey xam naa fa ma féete woon te fi ma féete du alali àddina de waaye cër ba ma joxoon respect ba ma joxoon barki démb rek la ñu daje ca dëju du sec capot ba ma ëgsee def na sama nijaay ñëw na ñun kenn amatu ci kàddu moom rek kay wax ma di ko jàll Ablaye Naar di ko wax nag yàlla sasaat na ko beneen sas bu weesu ba mu ko sasoon di ko jaal ñoom Mor Dior di ko jaal képp koo xam ne bokk nga ak Thione di ko jaal Sénégal di ko jaal nag le président de la République parce que damay wax ne wax naa ko léegi un bon sénégalais danaan lii laa liggéeyal réew mi waaye dina lu ma lan la ma réew mi liggéeyal di leen ko jaal nag yéen waa presse bi parce que damay wax ne dafa am loo xam ne Sénégal yàlla daf ko fee def te it yàlla def leen ay ndaw te ñetti waxkat rek a am ñetti waxkat a am ci àdduna ma wax leen ko yéen waxkat yi ki ñu waxloo ki war wax ak ki wax war ki ñu waxloo bëgg-bëgg ku ko waxloo rek lay wax maa dootuñ ko waxloo ki bàyyi métier yëpp choisir wax ne waxkat laa bëgg a doon na càmbar la muy wax ba bañ caa jum ba naan bu ëllëgee ngeen jéggal ma ñun ñi wax war nag nañu seet liy defar te du yàq liy ñaw te du xotti waaye li tegu ci dëgg ci siraatikal mustaqim ndax loo wax di nga ko waxaat télévision yeeg rajo yi bari na waaye njariñ li bariwul njariñ li mooy ñiy wax dëgg bariwul bu ñu nëbbu xale yi nañ leen wax ne ñooy suñu relève ëllëg te ñaar ñii ci yéen lañ ko yaakaar ci yéen lañ yaakaar diine ji ci yéen lañ yaakaar réew mi moo tax yal na leen yàlla lafal cat Sénégal yal na fi yàlla def jàmm Thione nag ñu ngi koy jaal Sénégal gépp di ko jaal nag sama bopp parce que yàlla def na ñoom ñii maay seen kilifa kon yéen waa presse bi yal na leen yàlla jàppale defal leen jàmm may leen wér waaye daal tey ngéwél ñàkk na koo xam ne dootuñ ko am ci àdduna barke Ahmadul Khadim parce que boo nekkee mbokkum ñëpp ba pare
loo wax defar lay doon loo def defar lay doon loo wax ci dëgg rek nga koy teg yal na ko malaykam yërmande teeru. maag Thione Ballago Seck li ma mel ci moom bañ naa ko ba dama naan wax sama waa kër ne su ma meree sax boo ma tegalee Thione sama xol sedd kon bokk lii mu am tey jii actuellement dafa bett ku ne lii ko yàlla teg nii suñu borom nag mooy teg lu ko neex doomu aadama teg na ko nii parce que nit ku baax la moo tax te taalibi la nit ko oyof la du jël doomu aadama yëpp njaboote leen boole leen nekk benn Thione ñëpp am nañ yaakaar ci moom ne ma nga àjjana tëdd fekk ña fa nekk ñu baax ñi fa nekk fekk waaye ay wasilaam ya fa nekk ak ay waajuram lépp dinañ ko teeru ci àjjana ju sodd suñu borom yàlla na ko yàlla xere àjjana yàlla xere ko àjjana yàlla teg ndaw ci njaboot gi mu bàyyi ci ginnaaw te yàlla suñu borom dina ko def bu soobee suñu borom man sama nit la du tey du yàgg na du tey doomam yëpp sama kanam nañ juddoo waaw muy sama nit di sama xarit doomam yi jox ma cër lool ma yàgg ak moom lool ma tudd Mame Mbaye laa tudd yàgg ak moom lool nax ku ma xam-xam nga mag Thione Seck ak Mamadou Diarra Mamadou Diarra mooy mag xaritam bi nekk Mali bi mu gaañoog léegi matu sax juróomi weer ak Baye Dame Diop mel ne actuellement jaay ko te or ñu daan nekk guddeeg bëccëg fu ma mas a nekk ñun ñett maa di ñetteel ma yàgg ak ñoom loolu nax yal na ko yàlla xere àjjana. Thione Seck nan la meloon am njabootam. waaw nekk taalibe nekk nit koo xamantuma ne bu masaan ñëw ci këram boo ko masaan seet sax yow sa bopp nit ñëw seet ko buñ tegee di wax nekk waxtaan su waxtu julli jotee dina bàyyi lépp ne sama gars yi ne leen dem jox cër sama borom dem julli ba noppi bu ñu waree teg añ wala ñu teg lu ne te buy teg añam di añam këram amul yow mi amul kee amul kii kilifa la amul kee nangam ñëpp lay boole ndoo ñu nekk benn boole ndoo bool mu toog ànd ak ñoom lekk ci bam no oyof gi mu oyof waaw Thione daal waaw nit koo xam ne la daal sama nijaay daal wax dëgg yàlla man waaw. Thione même ci temps yi Thierno Kouaté. Thierno Kouaté. waaw Thione ñoo bokk lépp du tey nag depuis au début bi ñu soog commencé di jouer musique moom laa doon wax léegi ma ne bi ñuy commencé Sarbal Number One ak Ibra Kassé balay Pape Djibi di woy cërëm moom mooy dogal comme lii la dogal nañ koy liñ ko deseel rek ñaanal ko yàlla xare ko àjjana borom xol bu rafet la nag ñu bëri comprendre ñu ko woon mais ci dëggu moo ko taxoon a mel noonu waaw lépp lu ma la wax rek parce que dafa dëggu ci moom xamuloon ay fi caaxaan wasalaam. Man Pape Manou Diop. Moi je suis un ami à Thione, je suis un ami à Mountaga parce que Thione bu ñuy xayit benn xayit la am mooy kii Mountaga Kouaté da ngeen nekk ay xale moo tax mais bu ngeen nekkoon ay mag di ngeen ne Thione saa yu wooyee Mountaga mi lay woy parce que c'est son meilleur ami. ma bëggoon ne apporter man maa njëkk bind livre si Thione Seck tuddee ko le griot des temps modernes je l'ai écrit en 1996 donc je connaissais bien la personne mais li ma leen mën a wax si gàttal mooy ku dëggu la woon c'était son seul défaut nag li tax nit ñi apprécié wuñ ko woon mooy parce qu'il était franc-parler il avait un franc-parler donc c'était ça son défaut mais à part ça jullite fonk diine. boobu dara li ma leen di wax ay 74 la 75 mu luwee ci kër ga y avait une famille vraiment démunie. les jours bien que seen kër mu nga fa doon régler ay dépenses ak yëpp di toppatoo papam ak yaayam papa ji di Cheikh Seck yaay ji di Nogoy Ngom kër googu mu dëkkoon noonu Thione tous les jours il donnait la dépense journalière lépp moo leen ko daan defal lépp nga xam ne kooku tabe na dañ koy ñaanal nag yàlla guddal fanam man li may wax mooy il s'est fait son chemin personnellement parce que bi Baobab ñàkkee am bi mu génnee Baobab dafa dem former troupe théâtre am pare troupe kii am troupe folklorique am dal di lijjanti ut ay instruments former son Ramadan ba gis le bout du tunnel c'est pas évident waaw donc nañ ko ñaanal yàlla xare ko àjjana yàlla yërëm ko yàlla na ko yàlla yërëm moom njaboot ñu ngi jaale nag njaboot gi yëpp ki nekk waaleeg ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaale ñoom Mapenda Seck ñoom Ousmane Seck ñoom Assane Ndiaye. gën a soxla lu nit soxla doomu aadama yàllaa la gën a soxla doomu aadama moom mënu bind wàcc ñu fii kon di ko ñaanal fee mu jëm yàlla na ko gënal fii mu newoon may ñaanal nag di jox xel Wally Seck mu gën a góorgóorlu bu baax mu gën a góorgóorlu moom ñëpp xam nañ ko ba ci mag yi koo wax sax da koy ñaanal danaan gone googu amul fenn ndax yërëm na mag yërëm na ay mag
yërëm na ay ndaw di dimbali ñëpp waaw barki démb laa doon dégg ku feebar mu taxawu la bu ko neexoon loolu yëpp di ko ci fekk di ñaanal Mouhamed Seck ñoom mu Wally Seck ñëpp sunu borom taxawu leen taxawu waa kër gi njaboot Mbacké boole naa ko sëñ Fallou Mbacké sama yaakaar àddina fa mu tëdd yàlla na ko gënal fii mu jëm barki Alaaji Fallou Mbacké yàlla na ko yàlla sunu borom xare àjjanay firdawsiru jamaatu Muhammadu jamaatu alamina jamaatul Mawlana ci doroji Cheikhul Khadim maa ngi leen di ñaan âge bi yonent bi amoon sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu ci teg rek moom bénéfice la waaye am na ay projet yoo xam ne tegoon na ko muy CEDEAO en cœur fa nga xam ne moo di l'hôpital ak Fann ñu njëkk fi nga xam ne moo di caméraman yee ngi fi ñëpp a ngi fi guitariste yee ngi fi amul kenn ku nga xamante ni rek ràññee nañ ko ci wàllu musique tey te gisuñu ko fi léegi ba tey. waaw gars yi yéen a ko gisandoo boobu ki nga xam ne mooy Wally Seck tey jii bu ñëpp doon wax ne kan moo ñàkk da nga naan Wally Seck moo tax dañ naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nit ku baax nit ku tabe nit koo xam ne da doon jàppale ñëpp. bësam nii rek la mën a mel. ban yëg-yëg nga am bi nga yëgee lii. waaw sant yàlla rek sant yàlla am naqaru xol waaye di delluwaat lépp ci yàlla ndax lu am rek yàlla suñu borom la moo ñu sàkk te ñu ñëpp ci moom la ñuy ñibbi waaw ñu koy ñaanal rek fa mu jëm yàlla na ko gënal fi ñu jóge yàlla na àjjana di noflaayam ci barke Seydina Muhammad. yan kàddu ngeen mujj a weccante. waaw ci sama benn xarit Daba Thiam ku mu woyoon yàgg na nag kooku woo ma temps yee passé ni ma numéro Papa Thion ma woo ko ni ko Papa Thion mu ne ma ne ko Daba Thiam de ma soxla woon sa numéro mu reetaan ni ma Daba Thiam man gis naa ko dégg di waa jox ko ma yëkkati numéro bi jox Daba Thiam 2 jours après Papa Thion woo ma ni ma Daba Thiam de teral na ma waaye jërëjëf doom kay jël si sa wàll ma ne ko Papa Thion bàyyi loolu waaye kàddu yooyu laa mujjee weccante moom ak si yàggul dara y a même pas 1 mois ou 2 semaines bu ñu defalee sama benn xarit ku ñuy wax Budi Mbaw ku nekk France vidéo waaw loolu daal laa mujjee wax ak Papa Thion vraiment nit ku baax la te saa yoo ko wooyee téléphone mu wuyu la Papa Thion heure boo ko woowee téléphone da lay wuyu boo ko jotul sax da lay rappeler. d'accord nga yàgg a liggéey ak moom lan nga ñu mën a fàttali tey ci lu mu leen daan gën a soññ yéen ndaw ñi. non man Papa Thion benn clip laa ko mës a feccal muy defal ndànk bul dof clip boobu laa ko njëkk a feccal waaw donc seq nañ ay boo relation nag sama papa la
doomam bi sama xarit parce que ragal féete day xañ wërsëg doomam bi sama xarit ku ma xam Wally Seck ku xam Wally Seck xam léegi fu mu nekk ma nekk fa donc nit ki bu fekkee da ngay nekk ak moom chaque jour muy naqar muy bànneex bu amee naqar da ngay ñëw bokkoo ak moom gën ko bëgg man loolu laa xam parce que man ci loolu lañ ma yar waaw. ku ne xam na ne waajur dafa fort ci doom rawatina ngeen bokk li ngeen di liggéey yan kàddu ngay dénk Wally. métti na man gëm naa ni symbole bi bàyyam yoroon dina ko yor incha allah gëm naa loolu. parce que tey ngay xam kan mooy Thione Seck parce que boo xoolee ñi ci biti ku bari ku ñëw naan defal na ma lii defal na ma laa te musu ko wax musu ko wane fenn kon sant yàlla la am rafet nañ jort daal ci moom waaw rafet nañ jort yàlla na ñëpp am jàmm ci barke Sëñ Dama. ñu ngi lay jàpp ci li nga xamante ni ci la Papa Thione nekkoon du ñu def rek lu mooy bàyyi ko moom it mu wax ñu yëg-yëgam ci bés bi El Hadj ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu média bi yëpp di leen masawu parce que ñun ñëpp ñoo am naqar di wax. Papa Thione man ak moom fi ñu jaar dafa sori waaw parce que daf ma defoon comme doomam daanaka penc mi man la ko njëkk jox ci jeune talent boo xam ne mi ngi doog a ñëw bu Wally demande Europe man lay jox penc mi ma joué man tamit maa ko njëkk a joué le premier partie 31 décembre kon sama digganteeg moom ba pare ba muy génnee album dafa maa woo ñu def 6 morceaux man ak moom ñu def 6 morceaux yoo xam ne daanaka ñaar rek génn yeneen yi sax génnul kon sama diggante ak moom dafa xar waaye bu yàlla soxlaa jàmm day ñàkk waaw di ko jaale doomam yëpp di ko jaale ñoom Mohamed ñoom Wally Maliou Seck di ko jaale suñu yaay Maman Kiné di ko jaale famille bi yëpp ak Sénégal parce que Sénégal mu ñàkk Papa Thione monument la woon waaw te yàgg na noo dimbali man particulièrement El Hadj Keita man la njëkk jox penc mi ma joué mooy waxaat loolu te ba ma koy jox metti woon na trop parce que boobu maa ngi doogay jóge Mali ñëw rek mu jox ma ko wóolu ma ba album bi di génn tamit man la njëkk kon tey am naa tuuti naqar mais sant yàlla. d'accord sant yàlla. yan kàddu nga mujj a weccanteeg moom. waaw kàddu yi ñu mujj a weccante mooy ndeysaan ba mu gañee procès bi man la njëkk woo ba mu gañee procès bi man la njëkk woo ne ma penc bi man maa gañee procès bi te incha allah def ko ni sa kër moo tax waaw ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana. mës a déplacé wu rek ñëw ci suñu région boobu jaale si la te tey mënoo ñëw man Moustapha ñëwal naa la teewal naa la ñu ñaan suñu borom mu jéggal ko xaare ko àjjana si darajay Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggoon la it waaye yonent nag kenn du ko bëgg nag di làqu mu lay nëbb foo mën a ne boo làqu mu fekk la fa ndax cofeel googu la ñu yàlla wax ni ku bëgg Rasulullah bu ëllëgee di nga am texe te moom ku bëggoon yonent bi la tudde naka njaboot vraiment way na ko ci façon bu nekk nañ ñaan yàlla jàmm ba pare di conseiller artistes yi ñu xam ni bis bii allah kulli alin day rang la chaque jour dañuy wax loolu mais dañ koy mais parce que ku ne jàpp nga ni yow rangu dee la mais yow deewagoo dese na la ay waaw gis nga buñ ne nit wàcc na liggéey rek pour yow ki ci topp keneen la du yow moo tax njuumte yi di am mais nañu xam ni rang la ñun ñëw nañ taxaw xamuñu kañ la moo tax ne ñuy rafetal tey dëggu nag bu mu teg ci tamit caméra yi dinaa fekk naan su ma waxee samay fans ñii mer fee wala su ma waxee ñii del wax li nga xam ni mooy dëgg te yàlla tax ndax tey ku tëdd rek la nga waxoon dellu si waat sa digganteeg sa borom yaa na ko yàlla yërëm yéen tamit di leen masawu parce que yéen tamit si culture ngeen bokk vraiment ndax du ñàkk ci gars yi ñu bëggoon Papa Thione wala ñoo xam ne ñu coloré ak Wally kon ñeen ñëpp média bi yëpp ñu ngi leen di jaale di leen masawu ñun gën a tàppe xool yi nag lii saa bu ko yàlla wanee rek bu defee misaal bii rek day wane ne ah bàyyi leen xel. Communauté théâtrale du Sénégal et au nom de l'ensemble également de tous les acteurs qui sont dans les séries cinématographiques ou télévisuelles. Voilà. Thione Seck, c'est quelqu'un qui mérite plus qu'un hommage. Nous avions des relations tout à fait particulières puisque Thione m'avait confié justement quelques missions, c'est-à-dire de participer dans son projet intitulé CEDEAO en cœur. Ce projet consistait en quoi? C'est justement de rassembler tous les artistes au niveau de la sous-région et d'unir leur voix, d'en faire une seule, justement autour de projets impactants. Il y a Tu seras, voilà. Il y a aussi Les Rapaces. Moi, j'ai participé à ces deux projets-là en écrivant un texte, et celui qui m'avait demandé de faire ce texte-là dans ce sens-là, et je l'ai fait. D'ailleurs, si vous voyez, si vous allez dans YouTube, vous mettez Pape Thione Seck, hein, vous allez voir, justement, vous allez écouter ce que j'ai fait. Et ça, c'était
un projet immense qui a réuni plus de 300 voix, voilà, de tous les pays de la sous-région et ailleurs. Alors, l'autre projet consistait justement à rendre un hommage fabuleux aux chefs religieux qui sont ici au Sénégal et peut-être dans la sous-région. Il s'agit de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, qu'il a d'ailleurs chanté depuis Belle Lurette, Thione Seck. Mais il a repris, il a réchauffé justement ce texte-là et il m'a demandé justement comment moi est-ce que je pouvais intervenir dedans en tant que poète, en tant qu'artiste, et je l'ai fait. J'ai fait même chose pour le texte, le chant qu'il a créé pour rendre hommage à Cheikh El Hadji Malick Sy de Tivaouane. Il m'a demandé de faire la même chose. J'ai écrit un texte là-dessus, de même que j'ai écrit un texte qu'il a demandé que je fasse sur le mardi. Hein, Seydina Limamou Laye, et la famille Niassène, la famille également, comment dirais-je, Cheikh Ibrahima Niass, hein, Cheikh al-Islam, voilà, et également chez la famille La Khadria. Voilà, j'ai fait tout ça avec Thione Seck dans ces studios qui sont en haut. Nous ayons passé des jours et des jours, des nuits, justement, pour y travailler. Alors, il avait souhaité justement que ce projet-là puisse être, soit mis à l'attention du public, voilà, à partir du mois de juillet, si mes souvenirs sont exacts. Et comme il a souhaité, je pense que l'équipe qui est là aujourd'hui présente et son fils Balago, Ali Balago, je pense qu'ils vont mettre cela, ils vont mettre ça à disposition du public. Parce que c'est des textes extrêmement forts, c'est une très belle chanson, une mélodie sacrée extrêmement rare. Donc pour vous dire que Thione Seck également était également dans la musique sacrée. Et quand on est dans la musique sacrée, ma foi, cela veut dire qu'on a un cœur qui est proche de Dieu. Wow. C'est tout simplement ce que je voulais dire, en demandant à ce que tout le peuple sénégalais, les artistes en particulier et les chefs religieux puissent prier pour lui, afin que Dieu l'accepte dans son paradis. Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit des autorités pour la concrétisation? C'est vrai que nos gouvernants sachent que c'est un patrimoine qu'il a laissé, c'est un bijou. Or, un bijou en patrimoine, il doit intégrer notre cerveau national. Il faudrait donc que les autorités sachent que voilà quelque chose qui est fait pour rendre hommage à nos chefs religieux, à nos différentes tarikhas. Voilà, il faudrait, ma foi, commettre les bouchées doubles pour qu'en fait ça puisse circuler non seulement au niveau local, mais au niveau international aussi. dañ koy ñaanal loolu te incha allah dina am ndax xam nga lépp daal mënuñu ko wax quoi mënuñu wax lépp naa ko daal na bës xolom ci barke Seydina Muhammad ndax ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ñëpp ñoo bokk ndey ak baay nan gën a yii yëpp nan gën a boole xol yi rek ñu gën a boole xol yi te nu bañ a jàppante dara nan nan bañ a jàpp dara. nga xam ne dëgg moom waaw nan bañ a jàppante dara ñun suñu biir nan ko gën a rafetal rek waaw affaire bi loolu la daal waaw metti na nag quoi ndax ki dem nag monument moo dem ñu ngi koy ñaanal àjjana fi daw si barke Seydina Muhammad ak ni mu bëggoon njabootam. est-ce que yow ak moom amoon ngeen ay. tey lan nga xam ci Papa Thione. waaw d'abord salaamaaleykum di leen nuyu yéen ñëpp yéen ñi fi nekk vraiment li ñu xam ci Papa Thione mooy lu baax nit ku am fulla nit ku am dignité nit koo xam ni xam bu baax li muy def nit ku mën a way ay way boo koy déglu nga xam ni kii macha allah xam na fi mu teg tànkam waaw. moom nan la leen jabootee. waaw mais ni muy jabootee mooy maanaam xam nga nekk nit koo xam ni ku moom déjà benn moom a neex ci moom su fekkee da nga mën li ngay def boo nekkee musicien nga mën li ngay def daf lay fonk loolu xam naa ko ci moom parce que liggéey naa ak moom def naa ci moom ñetti weer ensemble ferme ñuy liggéey am nañ Gambie am nañ partout quoi xam nga mais day ci moom que ku fonk liggéey la benn ku yëg nit la te moom boo mënee sa métier da lay fonk di ko ñaanal yàlla daal fi mu nekk yàlla ko gënal fi mu jig lii nag ñëpp ko war a sóor ñun ñëpp kenn dëkku fi ñëppay dem moo tax def lu baax ak wax lu baax rek moo am solo waaw ndax lii rek wane na ko
waaw grand bi daal ma koy ñaanal quoi. ñu bëri di wax lépp lu mu mës a way téere la. waaw mais yow mi may laaj sax xamuñu téere la. mais yow mi may laaj nga siy sukkandiku pour mën a joxaale conseil. waaw mais moom laa lay wax nii xam nga yow mi may laaj sax xam nga ni mooy téere la mais li mu sukk mooy ñuy dellu démb di dégluwaat ay wayam ndax tey musique bi toll na foo xam ni gars yi waxatuñ fi lu am sens noonu daal mais dañuy déglu ay Papa Thione mag ñu njëkk nañ déglu di déglu seen ay way am na solo lool. kenn xamul lu waay def ndax lu waay defee di nga ci seet sax coono ndax Wally amul kenn benn àq lu def lu baax di wax lu baax mbaayam nag yar na ay njabootam sant yàlla ndax xiir na ci ay njabootam jaamu yàlla Wally baayam Thione xamul dara Thione bëggulul kenn dara waxtu juróom du ko raw te xiir na ci ay njabootam jàngal na njabootam alxuraan wax dëgg yàlla kon yan na ko fekk fa mu tëdd Thione daal yan na xippee àjjanay Firdawsi yan na ko Seydina Muhammad teeru ak Serigne Bamba mi mu doyloo teg ko ci loxo yàlla ci barke yonent bi la ko malaaka mi di laaj yan na ko tontu te yàlla bu mu am benn jaljal ci biir bàmmeel te yàlla loolu lay def yàlla soxoru yàlla du jël jëfi faatu di ko fay xujja yàlla baax na nanu ñaan rek li Thione am daal yan nanu ko yàlla may te mu yéex kenn mënulul sa bopp dara kenn xamul tey la kenn xamul suba la te ku doon may sa bopp loo am jël. dañoo bokk nuñ ñu yaree mooy jox cër suñuy ay kilifa di kaf ak ñoom lu metti te wolof day faral di wax ne lu la bett mën la te lii dal Wally ñun ñëpp la dal te yow mi ma tàllal micro bi sax xam nga ne lii mën na la donc vraiment lu waay wax sax doo xam looy wax quoi parce que li ngay yëg sa xol la donc vraiment ñu ngi koy wax daal pour mu muñ bu baax a baax. yan kàddu nga mujjee weccante ak Papa Thione. kàddu yi ma mujjee weccante ci gàmmu gi la sama yaay ki ne moo organisé fii benn gàmmu bi may ñëw surprise laa leen ko defaral donc bi may ñëw maa ngi tagg yonent bi di way mu kontaan presque li may way yëpp man ak sama rakk yi ñoo àndoon mais li may way yëpp waxul da doon reetaan rek bi ma paree ñëw ci moom mu ne ma je suis fier de toi parce que nag mënoon naa nekk musicien mais bi ma gisee may tagg yonent bi daf ma gën a lancé waat ci tagg yonent bi moo lay wan ne dafa bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc kàddu yi ma mujjee waxanteeg moom ci gàmmu gii passé mooy daf ma wax ne ma je suis fier de toi donc nag ñu ngi ñaan yàlla comme ni ma ko waxee lépp loo xamante ne way nañ ko ci yonent bi mu génn ci suñu xol dem ci nit ñi rek yàlla na ko yàlla sottil ci bàmmeelam mu nekk leer. jaajëf maa ngi lay jaajëf. ñu ngi leen di fay bu baax a baax. waaw mu nekk information boo xamante ne daf ñu bett ñun ñëpp mu nekk information boo xamante ne ñun ñëpp la gagné parce que ñun ñëpp man maa ngi ko yëgee ci internet bi yeewu rek yëg ko ci statut yi mu bett ñu mën ñu gagné ñu tamit waaye nag gannaaw loolu ay juddit lañu li ñu war mooy gën a gëm yàlla rek. gën a gëm yàlla parce que ñun ñëpp ki tax ñu sàkk ñu kan la du yont yàlla Muhammad alamu tey dem na gars yi dañuy faral di wax ne gën a mettile amul gën a bees le rek am donc nag ñu ngi koy jàll àdduna bi di wax ne suñu frère yi tamit Wally Ballago mooy na muñ parce que baayam liggéeyal na ko jox na ko lenge bi ba mu ko joxee yàgg na donc nag yàlla na ko yàlla yombalal yan wi nga xamante ne dal na ci kawam ba mu mën a protéger njaboot gi yëpp ñu ngi koy jàll en tout cas ñu ngi koy jàll àdduna bi di ko jàll géwél yëpp di ko jàll kilifa yëpp en tout cas lu metti la daal lu dal suñu kaw. waaw message bi may lancé mooy nañu gën a jàppante encore une fois nañu gën a jàppante. gën a delloowaat itamit suñu xel ci yàlla te xam ne dee rek kay dëgg donc message bi may lancé daal mooy ñu gën a jàppante gën a fonkante ndax àdduna jeex na ba pare da ngay taxaw léegi nit mu dem ñu woo la ne la nit ki nga taxawloon dee na wala ñu woo la ne la ka nga doon.
di leen wax ni lii nag yëfi àddina la lii moom ku ne am na bisam buy ñëw waaye dañ naan rek gën a bees lay fi am waaye ñëpp ay dem incha allahu rabbi di ñaan yàlla lii gëj fi di ñaan njabootam lii oyof seen kaw maanaam yàlla xaare ko àjjana te yéexee ñu di wax Sénégal rek ñu delloo si waat seen xel te xam ni lii bette na lool deewu Thione Seck moom ku mu bettuwul moom amut ci àdduna ñëpp la bett ndax kenn foog ko woon dëgg la nag yàlla moom day jël te ñëpp xam nañ ni dee moom force la waaye am na ci dee yoo xam ne moom day yéeme ba nga xam ni ak bette ba nga xam ne rek doo mën a xam fu mu lay toll waaye àdduna nañ xam ne lii yàlla da cee wanewaat boppam rek wane ni ñoo war a bokk ndey bokk bàyyi ñëpp booloo nekk benn te xam ni ñun ñëpp ay dem fa yàlla. ban message ngay lancé xale yi des ci ginnaaw tey parce que ku mel ni Papa Thione buñ ko ñàkkee tamit royukaay la boo xam ne xale yi war nañoo xam ne tey lii nii war naa tax ñu xam ne du jongante. dëgg la royukaay la kilifa la boo xam ne papa yi ñëpp la Thione Seck ku ne xam na ni ay doomam ak doomi jàmbur la yemale chaque jour sax bu coow amee ci musique day génn taxaw yemale ñëpp du far fenn kon kooku dañu koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana ñi nga xam ne nag ñoo des ci ginnaaw ak ñi nga xam ne ñoo ko uutu tey nekk fi mu nekkoon ñu jéem koo sàmm nekkin boo xam ne tey fa mu ne moom dina ci bég te dina ci kontaan yàlla def jàmm ndax lii moom métti na trop ñu ngi gërëm ñëpp di siyaar ñëpp di ñaan yàlla jàmm yàgg fi yàlla xaare ko àjjana nag firdawsi ndax papa yi ñëpp la Thione international la du Thione national kese kon tey fii kenn li lay wan ni àdduna bi ñun ñëpp benn lañ fii tey kenn desul ñëpp a ñëw tey kon kenn amul problème ci réew mi ndax dee bu amee rek ñëpp booloo réeroo lu mu mën a am bu dee amee ñëpp booloo kon nañ xam ni yàlla rek ay dëgg te yàlla lu mu namm ci jàmm bi lay am ñuy ñaanal njabootam yëpp di ko jaare njabootam yëpp ñëpp am dal ba pare lii oyof seen kaw ay saraxam yàgg seen loxo ba yàlla defal leen lu gën si ñoom. mooy man tamit sama cofeel ci ñoom mu def projet bu am solo dajale ci mbooleem kuy woykat ci réew mi nga nekk ku ñu xam ak ñu ñàkk la xam nga dëkk ci réew mi dëkk bitim réew tuddee ko CEDEAO kon loolu moo am solo nit ñi ci seen existence nañuy fexe di def loo xamante ni maanaam boo fi jógee naqar gi ñuy bàyyil mooy jëf ji ñu jëfal man bi mu may ànd ak man ci way kenn xaw ma sama premier morceau sama premier album sama premier vidéo ji baay Thione Seck ànd ak man wax dëgg yàlla présenté ma Sénégal présenté ma àdduna dem studio yëkkati xaalisam fay kon tey naqar gi ma yeewoo ndax bi ma yeewoo rek biñ ma waxee nouvelle boobu li gën a métti mooy jëf ma jëfal laay njëkk xalaat jëf ma jëfal laay njëkk xalaat Thione Seck Sénégal la Thione Seck àdduna la ñu ngi koy jaale Wally Ballago Seck di ko jaale suñu yaay ji di ko jaale Sénégal gi ku ne mën nga ko jaale sa morom waa Ndar Vieux Sarr ngi nii dafa jógee ba Ndar bàyyi lépp ñëw kenn bàyyiwul kenn di ko jaale Rawane Ndiaye bàyyiwuñu kenn ñu ngi koy jaale ñëpp Naar Seck jërë ngeen jëf merci la presse kii nag téere woy ko ci làmmiñam yee askan wi Thione Ballago defe naa ne artiste su Sénégal yëpp man la ci mujj a waxal ci émission barki démb këram maa toog ak moom añ ak moom mu dugal ma si studio Ballago TV ci sama émission la mujj a génn. kon barki démb yaa ak moom wax barki démb moom moo ma présenté producteur malien bii mi ngi nii waa ji Mali mu ne ko dama lay présenté benn boy bu mën a woy malien bi bu taxawoon fii dina dégg mu ne ko Ousmane Gange ma ne ko naam vidéo bee ngi fii mu ne da nga mën a woy neex nga baat te lépp lu artiste di def kenn dàqu la ko mais lan mooy problème bi affaire bi def ma reetaan ma ne ko grand li nga wax nii dama koy liggéey parce que question nga posé bi may dugg ci biir kër gi ci buntu këram laa ko fekk mi ngi toog ci benn fauteuil maa ngi sol tout bleu boole ci ay dàll yu marron mu ne ma rakk ma ne ko naam sama doom bi ngi ànd ak man Thione tey moo nekk ci dëgg lépp lu may wax rek na doon dëgg mu ne ma rakk ma ne ko naam mu ne ma est-ce que xam nga bleu marron il faut nga mën a sañse pour mën ko def da nga mën sañse barke alxuraanul karim moom moo nekk ci dëgg noonu moom laa gunge si fii loolu doyu ko bi may def émission maa ngi wax mu ñëw dugg dagg li ma doon wax mu taxaw continuer di wax kooku tey bu fekkee taxaw nañu fii dama bëgg sénégalais yëpp lii kenn si ñun ku ne muy caméraman muy ku ñëw jàlle lii da laa war a yee lu tax Thione def benn album woo ci askan wi yëpp pour woykat yëpp nañu ñëw woy mooy booloo leen dafay jeex amul benn woykat bu sañ a ne Thione woowu ma Thione woo na ñëpp loolu yëpp pour ñu booloo
li mu doon liggéey nag mission moo jeex ndax foo déggee ay nit di jooy diw dee na dafa dundoon te ku dund rek ay dee. jërë ngeen jëf kontaan nañu trop. donc li ñuy def mooy ñaanal ko loolu rek lañ mën a def ñaanal ko yàlla xare ko àjjana waaw vraiment sàmm njabootam bi mu fi bàyyi et puis ñun dinañu wéetal musique sénégalaise wéetal musicien yëpp parce que ginnaaw lu mu nekkoon woykat mën a bind être vraiment. li ma waxoon keroog ma waxaat ko tey rek yàlla na am yàlla may xolu muñ li mu sonti si carrière am yàlla may ko loolu daal laa am lu may waxagum pour ñaanal ko ndax fu mu nekk nii xam nga wax si micro fu mu nekk dafa xaw a métti ndaxte mbir mi diis suñu kaw daal waaw yàlla na yàlla yërëm Thione Seck daal te xam ni fa la Thione dëkkoon yaa ngi dégg et donc nag c'est une famille waaw xam nga nous faisons partie d'une grande famille Riotte et donc daal li may wax moom mooy ni nga koy jaale ñëpp suñu borom xaree ko àjjana yàlla na rëccu lu mu doon def ci àdduna amiin et yàlla mën na ko yàlla mën na ko sëriñam boobee bu weesoo si yàlla ak yonent bi yàlla na ko maam borom Touba teeru ci àjjanay firdawsi daal li may wax moom mooy monument la woon ku ne xam ni Thione parolier la woon ku ne xam na ni Thione ci askan wu mag la bokk xam nga moom mooy li ma wax sànq rek nous faisons partie d'une grande famille Riotte et askan wee ñàkk rawatina nag musique ñàkk na monument bu mag dama taal sànq sama téléphone yéex naa ko yëg nag gis appelu Youssou ma ni ko allo mu ne ma gis nga de Mbaye Dieye maa ngi nii fan laa jógee léegi gannaaw sax mi ngi fii ci biir ñuy koy jaale famille yam jaale ko askanam jaale ko fansi jaale ko adduna jaale ko doomam waali moom moo ci gën a fës jaale ko yaayam waajuram bu jigéen di wax daal Thione yàlla na ko yàlla xare àjjana suñu borom xare ko ci àjjana waaw àjjana firdawsi yàlla na fa am kër am nañ ci yaakaar te xam ne nag yàlla bu soxlaa ñëkk a ñàpp yàlla rek moo ko mën lii yàlla rek moo ko mën koo gis fii mi ngi yàkkamti ñu jullee denc ba ku ne wane ginnaaw keneen mënu ko yàlla rek moom moo ko mën ndax yàlla nag moom mooy yàlla xam nga dara ku sañoon doo gas kàmb ba mu xóot dugal si sotti suuf waaye Seydina Mohamed ku ko gën dem na maam Borom Touba maam Alaaji Maalik maam Baye Laay maam Baye Niass maam Cheikh Oumar Foutiyou Tall maam Limaamu mi ngi noonu donc daal li ñuy wax moom mooy yàlla na ko yàlla xare àjjana waaw ñaan googu daal moom waaw xam nga jox ñaanal ko ay lixlaas yu bëree bëri te yàlla mën na ko. tey lan nga ñu mën a wax ci moom loo xamante ni yaa ngi moom jot ngeen ko dund nga baax ñu si tuuti ndax nee nañ bu ñu tolloo fii tey nit ki day tax ay seede. way lan nga mën a seede ci moom. mais li ma dund ak moom bari na grand bi bari na de li ma dund ak moom bari na de ndeysaan daan na toog naan soxna yi Mbaye Dieye Faye day man rek maa ko mën a invité mu génn tu vois et puis tamit nga gis ko muy doxal rôle kilifa ci famille am waaw famille magu ca woon sax naam waaye yàlla mooy sàkk mooy yàllaay def loolu jël ci famille jël ki ci gën a ndaw sax ne moom mooy kilifa famille bi loolu yàlla et puis famille am tamit nangul ko yaa ngi dégg mu nekkoon nit bu baax xam ni jokkoon na nag moom bataay daje nañu bataay ñoom Thione ci boppam ak ñoom Assane ak ñeneen ñi rue 23 lañ daan nekk fi nga xam ni fa laa juddoo kër Ajaratu Ndey Misel Lam di yaayu Mor Dior Seck ak Pape Ma Fatim Seck Ngone Gueye ak Daba Seck muy ki nga xam ne moo jur Mansour Mbaye Jo di jarbaatam ñoom foofu lañ daan nekk ñoom liñ daan toog Pikine bariwul de foofu lañ daan nekk et puis mu dëkkoon nag ku ñuy wax nag Allah yinde Fall yaa ngi dégg kon daal li may wax moom mooy yàlla na ko yàlla xaree àjjana nii may waxee yow sama waajur a ngi ci biir tëdd waaw kon xam nga ni yàlla daal mooy yàlla. di profité wala di jaale waale sama mag bu jigéen bi wax Cheikh Maguette Zik ñoom ñaar ànd nañ ci benn projet CEDEAO bi ndeysaan mu woy yàlla bàkk yàlla lu rëy mu woy yonent bi lu rëy
texte yi tamit macha allah ñu koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fu mu jugee Thione ku baax la woon ku bëggoon yonent bi damaa seetlu Passeman këram ndeysaan bu ñu daan enregistré bu heure julli jotee day bàyyi lépp ndeysaan moom daan jiite julli texte yi it macha allah bëggoon bu mu bëgg yonent bi ndax amoon na benn doom bu ñu wax Fatou Ballago su ma jumul moo amoon doom di ko tuddee ko yonent bi Cheikh Khalifa Aïdara ndeysaan doon ko tudd ndeysaan ñu tuddee ko yonent bi Thione jooy kontaan ma tagg fa yonent bi mook soxnaam jaaga ñu teral ma def lu nekk yàlla na ko yonent bi teeru yàlla na ko yonent bi teeru ci daraja Seydina Mohamed di ko jaale umma islam yi yëpp di ko jaale doomam Waly macha allah di ko masaw bu baax ndax xam na ni ñàkk dafa metti Cheikh Maguette Zikr tamit mi ngi joxe njaalam ak famille bi yëpp. kon mu feebar mais daf ñu dalal suñu xel ne ñu suba lay génn moo tax waaw muy samedi démb donc yàlla def li mu def donc yàlla kenn du xëccoog moom ku xëccoog moom ci bu soxlaa day jël duñ def lu ñaanal ko yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana yonent bi teeru ko Serigne Touba bi mu bëggoon ci xolam teeru ko ma di ko ñaanal ci barki Alaaji Fàllu yàlla na ko yàlla xare àjjana firdawsi. yan kàddu ngay dénk Waly mu nekk xale ba pare gisatul waajuram bu góor te ku ko xam-xam ne ku dëgër la woon ci moom. Waly liñ koy dénk rek mooy que ni yàlla na ko yàlla may xolu muñ moo ngi doog a nekk Thione Seck nag moment bii moo ngi doog a nekk Thione Seck ndax lu waay doon mu dëgër te it nag il a compris ça très tôt nekk li nga tànk yi nga xam ne moom la papam doon taxawee mu taxawee ko ànd ci ak fulla ak fayda ñun ñëpp jëflante rek ñun lu baax xale bu neex a digal a ngi noonu xale bu neex a ñaanal a ngi noonu ñun dañ koy ñaanal yàlla na sut baayam ay fan yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla na ko yàlla kartanal yàlla na ko yàlla wéral yàlla na ko yàlla yokk nga xam ni fulla gi nga xam ne xamewoon nañ ko bàyyam mu dolli ko moom gëm jël flambeau bi te xam ni moom mooy Thione Seck waaw ndax doomu daanaan la waaw. sa lépp muy Thione Ballago Seck tey fekk ji na baayam ba tey lan nga ñuy mën a wax ci ay kàddu ci Thione Ballago Seck mi fi bàyyeeku. xanaa di leen gërëm rek ñàkk nañ ku mag ku baax koo xam ni mën naa ni sama baay la woon mën naa ni sama nijaay la woon sama maître la woon ma bëggoon ko lool mu am cofeel bu mag ci man am wóolute bu mag ci man dem ma ba ma dénk doomam ni ma ki nga xam ni mooy Waly Ballago Seck dénk naa la ko barki démb rek gis ngeen ko ci émission Bouba Ndour bi mu ne su ma woyee Salam Diallo tax ndax moo woo sam papa ni ko na ma bàyyi ma woy kii nag fa mu jëm amal ma ci ragal ndax ñëpp xam nañ Thione ci bër am diineem ci mën a wax dëggam ci yar ay njabootam ci diine ku bëgg Seydina Muhammad am na doom bu mu tuddee Seydina Muhammad diine rek ko ñor nit la koo xam ne buntu këram saa yoo ma say dem gis ay maire ay pa ak ay doomu aadama muy faj seeni aajo te kenn du ko yëg kon nag dañuy delluwaat sunu bopp ci yàlla rek xam ni gën a bees la rek a fi nekk waaye fi kenn dëkku fi di ñaan ngeen ñaanal ko yéen ñëpp sunu baay dem na sunu xarit dem na yàlla na ko yàlla teeru ca àjjana yi gën a kawe maa ngi koy jaalee soxnaam di ko jaale ay doomam di ko jaale Mapenda Seck bi nga xam ne mu ñoo bokk ndey ak baay Lay Naar ak Keba Seck ñoom ñëpp maa ngi leen koy jaale am nañ vraiment métti tey waaw ñàkk nañ ko mag a mag a mag. ñu gis ne Sénégal àdduna gépp sax ñàkk nañ kenn koo xam ne est-ce que dinañ mën a amaat ku mel ne Thione Ballago Seck. loolu mënta ne
mënta nekk de waaw waaye nag comme que bàyyi na fi loo xam ni mën na yar gone yi mën na yedd gone yi xanaa jël ay œuvre am di ko jàngale ndax coon lu mu mës a woy ak lu mu mës a wax alxuraan la waaye duñ ko mës a fàtte duñ ko mën a fàtte mukk ci àddina waaw. ban anecdote nga dund ak waaw anecdote teel na parce que ñoo ngi nii dem di ko denc. danoo war a dem fi ko. bu boobaa bu paasee nag. ñu ñëw toog. ku nekk di jóg ñëpp jóg mais waxkatu dëgg xam nga nit bu mel ni coon daf fay bëriwul day wax dëgg man avec les arts martiaux ba may def grande nuit du tatami wala di def budo bi ci à la plage dama ko ragal a woo ma woo ko ne ko coon man de bëggoon naa waxuma nga ñëw def playback mais nga ñëw rek assister mu ne ma non seulement dinaa ñëw mais damay indi waal yi dégg nga wax jooju loolu nekk loo xam ne daf ma frappé daf ma marqué mu nekk nit koo xam ne lenn rek nag dañ naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xam nga boo xasee ba génn àddina moom dañ lay ñaanal parce que loolu rek lañ la deseel te mbooloo mi nga gis mu takku nii yàlla dina si def yërmande parce que loolu lañ koy ñaanal yàlla teg loxoom si njabootam di massawu Wally Seck ak ay rakam di massawu Mapenda bi nga xam ne sama xarit la Assane Ndiaye ñooñu ñëpp damay nekk ak ñoom coon dem na ci anam goo xam ne xëy na moo xam lu tax mu demee nii ndax demul feebar tëdd ñu naan anamu na jóg ak bu mu jóg ñu daal dañuy yeewu suba teel rek ñu ne ñu coon wàcc na liggéey te loolu nekk naqar goo xam ne du ma ne sax naqar ndax yàlla li mu def moo gën. maman bi nga yëgee ne coon wàcc na liggéey nu mu la def. dama doon liggéey dama doon dem RTS pour liggéey ji. Il est parti en pleine forme comme ça m'a vraiment choqué quoi mais xam nga moom nit moom yàlla dafa bind say fan yi nga war a def ci suuf si bu waxtu yu jotee rek bon quel que soit alpha daf koy jël bu la fekkee ngay voyager wala ngay nelaw wala mu fekk la ci feebar wala ngay julli sax du xaar parce que dee bu doon xaar du xaar ba ngay julli yàlla bu doon xaar du xaar ba ngay julli di koy jàmm mu jël la ci kaw julli ni kon xam nga dafa wax sa wax leen loo xam ne du tegee ku mu ilaa yow mi din mais coon moom vraiment c'est une immense perte kenn mënul wax perte bi ñu am quoi ni mu toll. am nga anecdote boo dundoo ak moom yéen ñaar. waaw coon dama mës a dem seeti ko benn temps yooyu mu ngi joué Kili alors bi ñu ñëwee après Kili mu ne ma ñu taxaw mu ne mais yow boy mais booy Aïcha bi nga koy woy fan nga taxawoon quoi ma ne ko lu tax mu ne ma non tu es allé trop haut ma ne ko ah bon mu ne waaw mu ne mais nag kooku apanage la boo xam ne ñun ñëpp a ko am ma ne ko loolu yàlla moo koy def si ma ne ko nag yow yaa ma dàq yëg mu ne waaye nag fi nga tolloon nii xaw ma foo jëlee si yëg boobu mais doy na waat waaw ne ma te daf ma daan félicité di may encouragé dans ce que je faisais ba récemment daaw rek dem naa këram ànd ak Alaaji Seen bu may déglu. dañu wax ni ñëpp perte nañ mais man perte naa maa ngi koy jaale njabootam di ko jaale sama mag Wally di ko jaale sama yaay Kine Diouf di ko jaale sama ñoom papa Mapenda Ousmane Keba su ma limee juum di ko ñaanal suñu borom xare ko ci àjjana yi gën a kaw lu ñu bëri xamul mooy bu ngeen xoolee Papa Thione ñi daan ànd ak ñoom ñi daan ànd ak moom bi ñu juddoogul ba tey boo xoolee ñoom nga gis mu continuer di ànd ak ñoom humainement dafa nekkoon nit ku baax koo xam ne boo ko jegewul mënoo ko xam donc tey wax ji du bëri duñ def lu dul ñaanal ko sunu borom fay ko wayam yi nga xam ne ku ko déglu mu yee la boo dëngoon mu jubal la wasalaam jërë ngeen. li nga xamee liggéey na ko ci Sénégal ba léegi ngir wane doyo bi mu am ci Sénégal ba léegi ngir wane Thione Ballago Seck fi mu toll ci biir xolu sénégalais yi ki daan way di la bégal tey nga ni tey yàlla ni nee na kooku dootoo déggati baatam ci bees mu bégal la ki nga daan gis ci sa wet mu di la fowantoo di la gindi ci àddina tey yàlla nee na kooku doo ko gis moo tax tey Sénégal ñëpp dañoo jug ñëw gunge ko dëgg la nag ay atam bari na néew na ci koo xamante ni messager la ci àdduna parce que boo xoolee plus souvent wolof Njaay da koy wax kilifa bu dëddoo jàppal ni lu bari
mi ngi ci biir suuf waaye li wolof Njaay naan nit dina suulu waaye ay jëfam du suulu li mu liggéey bàyyi ko ci àddina li mu liggéey bàyyi ko ci Sénégal tey image wane na ko li mu liggéey bàyyi ko ci musique africaine tey image wane na ko li mu liggéey bàyyi ko ci musique mondiale tey image wane na ko ba tey ñëpp ñëw fekk ko fi nga xam ne moom moo di ci sëkk yu Yoff metti na nag waaye dañuy nangu dogalu borom bi metti na waaye dañuy nangu li nga xamante ni moom moo war a tegu ci suñu kaw bu baax boo xoolee ay fan ci ginnaaw ak léegi Sénégal gëj na dund bànneex pourquoi boo xoolee coronavirus ñëw na yóbbu na suñu ay doomam. defati na mëninam donc ñu koy sabablu di ko ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala yàlla na ko yàlla xare àjjana ci àjjana yi firdaws yi gën a kawe yàlla na ko fa yàlla teertu nii tey jii voilà mi ngi noonu. mu bàyyi fi doomam muy xale te ku ne xam na ne milieu bi mu nekk neexul waajur tamit dafa nekk lu dëgër ci doom boo gersoo gisatoo sa papa rawatina ki nga xamante ni yéen a bokkoon li ngeen di def mu di la ci dimbali ana yan kàddu nga koy dénk muy Wally Seck. waaw mais bi ma sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire Thione dafa tàggat doomam avant mu fiy jógee nii boo xoolee cheminement Wally Seck nga xool fi mu jaar Thione Seck dañuy toog ñuy waxtaan ci doomam ji tey Wally nag dama leen di wax rek di leen témoigner ne Thione Seck tàggat na ko démb tey soog a ñëw boo xoolee Wally ni mu fi mu jaar ak ni mu mel tey nga xam ne Thione Seck visionnaire la woon nan na lépp benn phrase la ma mos a wax la ma wax temps yii il y a 3 semaines devant Alioune Tine nee na lépp lu ma doon mébét lu ma doon ñaan yàlla suñu borom yàlla may na ma ko ci sama doom ji Wally Ballago Seck donc ce qui veut dire que tàggatoon na ko préparé woon na ko donc Wally di xale bu am solo ci jeunesse su Sénégal yëpp ci jeunesse africaine yëpp ci jeunesse su monde bi yëpp ñu ko koy jaale di ko wax ne ko nag fa sa bàyyi téye woon lenge yooyu téye ko te muy lenge yu dëgër téye ko fa te bu ko mas a wàcc bu ko mas a wàcc Wally Seck bu ko mas a wàcc parce que sa papa dafa am phrase bu xam ne bu important daf ñu ñun ba ñuy commencé amuñu woon chance bi nga xam ni jeunesse bi tey moom la ñu am parce que daf fi fekk club boo xam ne papa ma ko tijji mu fay tëgg matériel boo xam ne papa ma ko moom mu ciy tëgg ak yeneen loolu yëpp fekk na ko fi papaam bi génn àdduna tey muy Thione Ballago Seck préparé loon na loolu yëpp doomam ji ñuy wax Wally Seck donc di ko wax nag fa baayam tegoon tànkam mu ko fay gën a teg di fàttaliku fa baayam jaar parce que c'était très difficile parce que man j'en suis témoin oculaire la man mii parce que ñoom ñëpp yar naa leen ñoom ñëpp muy dëgg te xam naa fi ñu jaar ça a été très compliqué mais Thione teg na ko ci anam yu wóor ba eggloo tey musique bi fi mu war a egg ñu koy jaale moom di ko jaale artistes yëpp di ko wax nag beaucoup de courage beaucoup d'abnégation et beaucoup de constance comme ni ko papaam amee woon jërë ngeen jëf. ñun combat Sodav dañ koy yeggali bien sûr tey bi mu fi nekkatul sax lañ koy gën a yeggali bi mu fi nekkatul tey la niñ koy waxee tey la Waalo di gën a aay parce que mënuñu nangu ñun li nga xam def nañ ko ci culture bi yëpp culture bi di sooxe mënuñu ko nangul kenn ak ku yaakaar ne nag yaa moom culture bi fii parce que fii dëkk la boo xam ne ay pël fi nekk tukulóor séeréer manjaago joola ay xaasum keki soninki ñëpp fii nekk ak ay wolof donc il faut ñu bàyyi xel ci loolu il faut une diversité culturelle boobu nag ñun moom la ñuy xeex te kooku moom Thione mosu ci jóge te dañ koy gën a dëgëral pour sa mémoire voilà ce que je dis.
waaw gars yi yéen a ko gisandoo noonu kooku ngeen gis. di ñaan suñu borom yi nga xam ne jóge na fi tey muy patrimoine national ci taxawaayam ci liggéeyam ak surtout qualité production nga xam ne parolier la woon dëgg la doon yeete doon yaraate ñu ngi ñaan yàlla mu xaare ko àjjana ñaan yàlla mu yërëm ko jéggal ko ñu ngi ñaan yàlla mu yaatal bàmmeelam ci barzak di ñaan it njabootam yàlla may leen xolu muñ waali ak ñëpp ñu bokkal yal na yàlla may xolu muñ tey sarax bi yàgg suñu loxo ñun ñëpp nag Sénégal di wax ni demam dafa fekk yeneen dem ñu nekk ci tiis fii ci Sénégal di ñaan yàlla mu teggil ñu natt yooyu yëpp moom mi dem nag miinante wuñu woon waaye ñeenti at ci gannaaw 2016 defe naa tase nañu ci bureau sama benn collègue bu ñuy wax Abes Diop ñu présenté ma ko ñu waxtaan tuuti mu tooñ ma ne ma yow yaay kii lëmbe réew mi ma ne ko déet papa ñun lëmbewuñu dara dañu bëgg rek mbir mi gën a baax ngir mi a dox mu ne ma dama lay tooñ rek maa ngi lay suivre te apprécier naa li ngay def bu dee nag li ngay woote dëgg la ci yow bu soobee yàlla di nga yegg fi nga bëgg a jëm waaye na nga xam ne dina métti dafa mel ni mu waxoon yëpp gis nañ ko daat may ñaanal ma continuer dem kon nit ko baax a fi jóge la ñu mën mooy ñaanal ko yàlla xaare ko ci àddina yi gën a kawe looloo taxoon ñu teew fii mënuñu woon ñàkk a ñëw président parce que du dëj bu ndaw ci Sénégal loolu rek lañ ci bëggoon wax ñu ngi leen di gërëm leen sant. waaw président en tant que homme politique tey ba nga dugg see fii nag. Wassare waaw sant yàlla di leen xamal ni rek ñi ngi sant fu ñu toll yàlla suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm Cheikhul Khadim suñu wasila di gërëm suñu wayjur yi di sant kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi di sant yàlla dellu ci yàlla rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ñëpp dañoo jóge ci yàlla dafa war a delluwaat coon nag wuy ji na boromam comme ni ko ñu baax ñëpp defee ci temps yi ak njëkk ya donc ñu toll ci moment boo xam ni moment bu doy waar la waaye kenn koy def yàlla la tudd ñu xam ne rek coon moom ñun Faramareen rek moomuñu ko coonu Sénégal la coonu àdduna la tey àdduna bi yëpp am nañu tiis waaye nag ñu sant rek te xam ni àdduna du kër ñu ñaanal ko yàlla ba mu réccu sax lu mu doon toogee fii ci àdduna nit ku nekk am nga sa bés kon ñu waajal ko gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla ak lu àdduna xat-xat lu soxla yi bari bari ñu bàyyi yàlla xel te di ko jaamu te ñun ñëpp ñu waajal bés bi jërë ngeen jëf. bon souvenir bi ma mujjee partagé ak moom suma xarit bu ñuy wax Papa Abdourahmane Ndiaye doon suma xarit di xaritam aussi ñu koy wax Papa Ndiaye lañ ko doon xamee mu nekkoon ku baax koo xam ni xaritu coon la woon aussi mais nekk sama morom mais nekk sama àndandoo bi may mujjee dégg ay nouvelles am ça fait même pas 10 jours moom mi ngi dem foofu di jaale ji alors que bon ndekete moom tey ji moom la ñuy denc waaw kon mu nekk loo xam ne njàngat la pour ñun ñëpp kenn xamul qui sera le prochain donc ñu préparé wu di ko ñaanal tax coon moom yaakaar naa ni mbooloo bu dee mbooloo mi ñuy wax ni yërmande la ku xool mbooloo mi xam ni ñàkkul ñoo xam ni yàlla yërëm na leen te teewal nañ ko taxawu nañ ko te am nañu yaakaar ni dana xippee aljana ci kàttanu yàlla waaw jërë ngeen jëf waaw jërë